Fatou Gueye Faye. Fatou Gueye Faye. Alors yow membre réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès nga. waaw. alors mu mel ni tey li nga xamante ne rek moom mooy seen ndaje bi mel ni waxtaan ngeen fi. tey ci wàllu li nga xamante ne mooy social bi nga xam ne ñu ngi naan première dame mu ngi koy def ci biir Thiès est-ce que yéen gis ngeen ci seen bopp. ah ñun de wax dëgg Habib moom jàppale nañu macha allah ci social rek mu ngi ñuy jàppale mu ngi ñuy defal lu nekk tubaarkaala macha allah kan di ko ñaanal yàlla moom lu mu bëgg moom yal na ko yàlla defal tubaarkaala moom. Et voilà, très bien. Arma, yéen a yore réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès. mu mel ni tey daje woon ngeen plus de 156 groupements tey am projet bu ngeen yëkkati mais laata loolu mu mel ni am na ceeb yoo xam ne dugg na ci biir Thiès muy ay don ci li ñu wax mais dañ ko jëmale rek ci askan wi li ni mel ñu jàpp ni social la te gis nañu le réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès. bëri na xew-xew yi fi am muy tabaski di Korité ak yi ni mel président Habib Kane génne ay moyens pour jàppale leen est-ce que yéen loolu gis ngeen ci seen bopp. waaw Omar merci beaucoup donc ñu ngi rafetlu jotaay bi di remercier encore une fois de plus sunu groupement yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès sunu frère le président Habib Kane jiitu ko. xam nga Omar bi may laaj question bi sax maa ngi ree parce que bi ngeen amee am na ceeb bu fi dugg. man affaire bi sax dégg-dégg bi sax xam nga xaw na ma bouleversé tuuti parce que xam nga ñun yàlla def na réseau bi ñun namuñu dara réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès parce que wax nga ko léegi bu Korité jotee la ñuy génne di ko jox loo xam ne ñooy suñuy membre jugewul ci état du Korité du tabaski du ouverture des classes du benn événement boo xamante ni mi ngi am. Habib Kane di jël xaalisam di jàppale ay jigéenam muy jógee ci gouvernement wala ci état central wala état décentralisé donc ce qui me fait dire encore une fois de plus que yëguñu ceeb bu dugg yëguñu saabu bu ñëw yëguñu dugub bu ñëw réseau d'appui yëgul te gisul tinul mais ñoo ngi sant yàlla ba nga xamante ne am loo xam ne mënul nañu ko suñu bopp laaju aussi nous sommes demandeurs de absolument de rien du tout laajuñu kenn nañu sédd waxuñu kenn nañu sédd nous sommes des citoyens ay Sénégalais lañ des acteurs de développement qui œuvrent n'est-ce pas pour l'amélioration des conditions de vie des populations yor nañ tey ay mbooloo yoo xamante ni jàpp na ni soxla nañ ko buñ leen joxoon ñu jël mais laajuñu ma dem laajuñu ma sàmm donc buñ ko dugalee ñoom ci biir dëkk bi séddoo ko seen biir mais je pense que ñun aussi loolu ñun amuñ ci kàddu encore une fois de plus en tout cas ñun li ñuy def du matin au soir mooy comme li ñu fekk ñuy def nii. di dajaloo au niveau du réseau di nas di nocci tout à l'heure nous avons parlé d'emploi le réseau aujourd'hui a créé des opportunités d'emploi n'est-ce pas de 500 jeunes c'est-à-dire mooy dañu tànn li nga xamante ni moom nañu am l'ensemble des cellules que nous avons ñu ni cellule bu ci nekk bu subaa nañu envoyé 4 jeunes à savoir 2 garçons 2 filles. Nous avons des partenaires yoo xam ne dañoo yor également agence de sécurité de gardiennage am nañoo ñoom contrat suñu ay xarit lañ jàppale nañ ñu également gis nañ li nga xam ne moom la ñuy def ci dëkk bi bu ñu ñëwee ñoom ils seront au nombre de 500 ñu jàppale leen yóbbu leen ñuy fayeeku pendant des mois di yóbbu également seen groupement di yóbbu seen kër donc ñun loolu lañu gëm loolu mooy suñu trajectoire. La transformation économique fexe ba créer ay conditions pour que les jeunes am ci lu ñu jàpp parce que chômage bi métti na manque d'emploi bi métti na également ku ne xam na ne aussi réew mi n'est-ce pas ni mu waroon a doxewul noonu donc ñun suñu créneau mooy bu ñu xëyee suba ba jant so naka la ñuy def daal pour que nit ñi am liggéey moom la ñuy def également nous félicitons également le président du réseau Habib Kane nous félicitons également nos partenaires pour ces 500 emplois yi nga xamante ni moom la ñu am tey moo la jëm ci Thiès te ku ne 500 emplois aussi mais yokkute la ñun daal Omar ci loolu daal la ñu ne mais ci ay ceeb bu ñuy séddale gisuñu yéguñu tinuñu mais yàlla suturaal nañu aussi bon ñun namuñu ñaari salaamaaleykum voilà merci beaucoup. Habib, président du réseau pour le développement du réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès alors tey mel na nga dajale fii ay mouvement ay groupement yu ñëw am un projet d'emploi boo xam ne dafa ciblé 500 jeunes mu nekk 250 garçons ak 250 filles
mu nekk projet bu yees mais laata loolu dañ lay laaj ci wàllu social bi nga xam ne yaa ngi ko nekkee di ko liggéey fii ci biir Thiès mu mel ni am na ceeb bu fi dugg. est-ce que tey réseau d'appui bi gis na ci bopp. asalaamaaleykum mbokk Thiès maa ngi leen nuyu di nuyu Omar maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu Seyla Tira waa Thiès foofu nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu jigéen ñi ma wuyu si nii ci bis bi ñu nekk nii tey di waxtaanee ci li jëmale kanam ci li ñu nekk muy social bi. ah kon ni nga ko waxee noonu loolu yàgg naa ko dégg ci dëkk bi ñu koy lambar naan ceeb bi fi dugg mu jóge ci fondation Première Dame ma jàpp ni tey Marème Faye Sall loolu mu dugg ci biir dëkk bi da ko dugaloon pour askanu Thiès waaye man de ñun ñi nekk ci cadre social gis ñu suñu bopp waxuñu ñu ko lu dégg-dégg lañ ci am te maanaam jàpp naa ni sax ñun ñi ñuy dimbali ñoom lañ ko jox ñoom yaakaar naa ni ñoom lañ ko jox ñoom ñoo ci nekk ci liñ ci war a def tey jigéen ñi mu toog nekk sama wet nekk 156 groupement yoo xam ne ay mbooloo la ñu boot yaakaar naa ni tey loolu bu duggoon seen loxo dina leen gën a dimbali ci askan bi ba nga xamante ni ku ci nekk ni ci mën a gis boppam te yaakaar naa ni objectif bi mu ko indi moom en tant que première dame du Sénégal c'était pour tout juste pour jàppale ci les diminuer mais jàpp naa ni ñi ko séddoo du ñi ko yelloo woon waaye ñoom it jàpp nañ ni kon ñoom ñoo ko yellool moo tax ñu séddoo ko kon ñu ngi sant yàlla yàqulu leen dara jigéen ñaa ngi toog gën a mën a muñ gën a mën a liggéey jàppale seen bopp ci di bañ a xaar ci kenn dara teg lépp ci loxo yàlla mi nga xam ne moom lañ yaakaar ginnaaw yàlla yonent bi ak Serigne Babacar mi nga xam ne moom la ñoom ñu ngi leen di dimbali bu baax ci li ñuy def asalaam loolu moom amoon naa ma ko ci wax ci ceeb bi. ci wàllu projet bi nga xam ne indi nga ko. waaw projet bi dañ jàpp ni askan bi fi mu nekk nii on parle toujours de l'insécurité dans la population dëkk bi amul sécurité dëkk bi nii ñu gis ni li fi nekk yëpp ñu mën koo jëriñoo tey ay Occident ñoo fi ñëw jël ko jëriñoo ko parce que am nañu xam-xam bi indi ko fi mais nag am xam-xam bi taxul ñu indi ñëw dañ ko ñemee exploité ñoo tax ñu nekk dëkk bi di ko exploité ñun nag yàlla dimbali nañu am nañu xam-xam boobu ñu am exploitation boobu xëy na moyen ba mu doon laaj moom lañ doon wër waaye tey ñàkkatuñ ko ndax sëñ Babacar seetaanuñu jox nañu ko te dañ ci jàppale incha allah askan bi ba nga xam ne dañu mën a suude nekk benn ba ñu mën a tegante suñu loxo mën a jëm ci kanam. ñu mel ni li mel day ciblé rek li nga xam ne mooy société de gardiennage parce que bu ñu waxee comme ni ko waxee sànq 156 groupements ñenn ñi indi 4 ba 5 personnes. pour rek mun leen insérer dans le milieu de l'emploi li ni mel lan nga ciy àddu. waaw xam nga bu ñu seetloo ñu ni ku nekk na ci indi ñeenti nit ci ñoom ci mbooloo mi ñu nekk 156 groupements xam nañ ni sécurité bi ñëpp ko soxla tey je pouvais bien utiliser sama société bi ma yor def ko ci sama turu société jël ku ci nekk indi ma ñeenti nit ma del sama turu société créer ay emploi jéem leen a dugal société yi gars yi jox ma dara may ci fayeeku di sama turu société yamale ko sama bopp mais dama jàpp ni loolu may defal sama bopp tey bu ma leen ci dimbaliwul ëllëg dinañ mën naa fee bañ a ne ñu soxla ko te dañu am ko leen ko defal ma ne loolu naa ko décentraliser ba nga xam ne ñoom seen biir ku ci nekk di nga mën a am service de commerce sa niyaa bopp ak sa kii compte bancaire jël say nit bopp yóbbu leen ci sociétés yi nga xamante ni tey ñu ngi soxla ay éléments de sécurité ak personne morale yi nga xam ne tey dañuy soxla ku leen di assister ñu ko defee ñooñu mën a jóge ci seeni loxo mën a dem directement ci ces gens là ak ces sociétés là ba bu ëllëgee la cay génn ñoom ñu mën koo jëriñ ñoom bañ a jaar ci Habib loolu moo tax ñu créé ko. alors mu mel da nga indi système bu bees maanaam laata ngay financé da ngay formé ba noppi ci ay groupement tey yaa ngi jëm tamit ci mercredi pour financement yi est-ce que mën nga ñëwaat ci processus boobu. waaw financement yi yaakaar naa ni buñ jël daamu datu mercredi bi parce que d'habitude yow yaa ñu daan accompagner te xam nga ni mercredi lañ ko daan def xëy na yàgg na biñ koy waaj boobu ba léegi am luñ doon xaar ci ki nga xam ne moom lañ yaakaar muy suñu àdduna ak àllaaxira ndigal loolu lañ doon xaar ak li nga xam ne moom lañ ci war a def war a jóge ci Serigne Babacar ñëw ci ñun ñu jàppaat bis bi ne mercredi incha allahu karim dañ ko defaat ba mercredi bi ci des ñu mën cee jàppale jigéen ñi nga xam ne amuñu woon financement ñu jéem leen a financé defal leen formation dans la semaine bu ko defee ñu mën a nekk ci leneen tamit jëm ca kanam kon seeni morom yi nga xam ne tey ñu yaakaar naa ne tey ñii ñu ci 11e mois bi ñu leen defalee financement à 12e mois ñañ ci joxoon ku ci nekk 100 000 tey def nañ ko 1 million 300 ñii def 700 000 ñii def 800 000 kon yaakaar naa ne jigéen ñi ku leen jàppale ñu dem looloo waral ñu jéem a osé waat dogu ci ki nga xam ne moom lañ yaakaar mu dimbali ñu ba nu mën leen a dimbali ba nga xam ne dinañ mën a am li seen morom yi am. alors Habib ñu bëri dañ daan wax am na ñu nekk si ginnaaw Habib loolu lan nga ciy confirmer. waaw nekk sama ginnaaw moom bu ma nee amul ku nekk sama ginnaaw sax damaa naafeq
li tax may wax damaa naafiq mooy ñëpp xam nañ ni man du ma wax sama wax lépp leen la rek lu ma am lu ma mën Serigne Babacar la kon am naa ku nekk sama ginnaaw kon kooku jarul nit ñi di ci wax ginnaaw yàlla ak yonent bi ak samay waajur man Serigne Babacar la am moo ne sama ginnaaw mooy sama leader mooy sama président mooy sama lépp aw ma kenn ku dul moom bu ko weesoo lii méngool suñu liggéey bi ba mu gën a mën a dox dafa nekk ci jigéen ñi parce que ay wërsëg yu fi dajaloo la ñu ànd di ci liggéey di ci waxtaan di ci joxantey xalaat ba tey suñu borom def ko yaakaar naa ne fii ñu toog tey daaw mu ngi ñu fekkoon ci mbedd fa lañ ko daan defee ren suñu borom dimbali nañu ba may ñu kër yu ñu ko mën a defee kon yaakaar naa ne ànd bi dëgg la te yàlla na ko yàlla gën a dëggal ba ñun ñëpp ñu mën a jëm ca kanam. alors ban appel la ñuy ngay lancé. waaw kon li nga wax rek man je lance appel à toutes les autorités et ñi nga xam ne ils sont de bonne foi te nit ñi tax leen a ñor. ndax fii ñu nekk ci Sénégal kenn ñemewul a wax soxlawul ndimbal ñun suñu président bi nga xam ne tey moom lañ am mu le président de la république bi nga xam ne moo fi nekk sax nga état bi bàyyi ko te ñun ñu bàyyi ko fi Sénégal yi moom ci boppam sax daa soxla ndimbal parce que nit ñi dañooy jàpp ne ndimbal ci am la wala ci lenn ku ci ne ci ñun am na loo mën a sa morom moo tax ma naan ci réseau bii nga xam ne dañ ne day réseau boo xamante ni ginnaaw yàlla ak yonent bi kon ni ma koy waxee ak Serigne Babacar mi nga xam ne moom laa yaakaar mënuñu contrecarrer état du Sénégal. Et quand on parle de l'État du Sénégal, on parle de notre président actuel qui est sur place. Parce que développement, mënoo koo liggéey sans pour autant avoir l'appui de l'État. État bi nag moom la fi yàlla teg te yaakaar naa ni ñun ñu ngi tàllal loxo toujours ci kawam pour mu mën ñoo jàppale waaye nag forcé wuñu kenn ne kaa ñu ci def lii kaa ñu def lee ndax ñii toog fii ku ci ne am na foo bokk ku ci ne am na koo àndal mais musuma cee wax kenn kaa ñu dem nga ànd ak diw wala nga def diw lii bis nag dina ñëw. yaakaar naa ne ki nga xam ne moo gën mën li ñu soxla gën ci ñoom ñëpp dañu ànd taxaw ànd ak moom te yaakaar naa ne ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy mbëbët mais nag état bi moom il est là pour nous ñoo ko fi bàyyi président bi fi ne ñoo ko fi bàyyi kon yaakaar naa ne lépp lu ñu mënti soxla dañ ko tàllal loxo ñëw na ñëwul amaluñu njariñ li ñu amal njariñ rek mooy notre devoir de citoyen notre devoir de sénégalais ñu tàllal leen ci loxo di remercier aussi mes partenaires yi nga xam ne jàppale na ma ci sama liggéey bi nga xam ne am naa ko comme mel ni Babacar Pascal Dione moom il fut le premier partenaire boo xamante ni moo jàpp dugal loo xam ci réseau bi di remercier le ministre Maguette Seye di remercier aussi sama xarit yi nga xamante ni ñu ngi jàpp ci sama liggéey bi en commençant le directeur de Dalal bi Pressia monsieur Ndiaye ak ñeneen ñoo xamante ni tey mu fi doxoon sama benn xarit sama Amadou Ndiaye Alhaji Amadou Ndiaye ak ñoo xamante ni daal vraiment xam nañ ma xam naa leen te xam naa ne bu ma leen tudd xam nañ ne seen xel ak seen sama xol sama xel seen turo ngi ci maa ngi leen remercier effectif bi ma am fii parce que liggéey bi am na nu effectif bi doon mel du ma ko mën a atteindre mais yàlla def na jikko ji nekk ci man yaatu gi nekk ci man ak yéene bi ma am ci askan bi ñoom am nañ ko ci askan bi maa ngi leen ci remercier Pape Moul Sène Armand Sega extra ñoom ba di Bas ñoom ñi xam ñëpp ñu ngi may accompagner ñoom Sali di remercier ñëpp di remercier ki nga xamante ne tamit moo may gën a yokk fit ci sama liggéey muy sama doom bi ma tuddee Serigne Babacar parce que fu ma mënti nekk ci àdduna ak lu ma mënti xalaat li may gën a téye ci réseau bi ma koy def jëmmam ndax yàlla boole na ma ak moom doom la ci man mais sama xarit la di jaajëfal askanu Kees di leen jaajëfal yéen it di remercier ñëpp remercier jigéen ñi encore une fois de plus di remercier askanu Kees di remercier ñëpp di ñaan encore une fois de plus président mu jàppale askanu Kees jàppale jigéen ñi te bañ koo teg ci lenn te xam ni Kees amuñu mënuñu moom la fi yàlla bàyyi. dama wax benn waay barke mu wax ju am solo ma ne ko président de la république nit ñi mën nañ koy jéem a pexeel mais alalu yàlla la ni mu nekkee alalu yàlla mooy adduna bi dañoo nekk 14 millions nekk Sénégal yàlla jël ko ci moom rek ne ko jiiteen ñëpp kooku yàlla da koy sàmmal boppam ak lu mu mënti def yàllaa koy sàmmal boppam kon suñu borom nag mu ngi koy sàmmal boppam sàmm googu nag xam ne moom am na wéeruwaay waaye ñi ci des amuñu wéeruwaay te ñoom ñi ci des ci moom la ñu wéeru kon loolu na ko gën a décentraliser jàppale leen te xam ni ñun Kees amuñu problème du ay opposition du parti au pouvoir du loolu mooy suñu problème mooy am doomu Kees am ko bëgg Kees mën a jàppale Kees moom mu wut ko ba nga xam ne loolu dina ko fi am mais manque de chance bi yëpp mooy le président am na ñu dëkk Kees mais amul ko bëgg Kees am na bu bëgg Kees am na ñu dëkk Kees mais amul ko bëgg Kees parce que ñi mu fi yor te mu teg leen fi yaakaar naa ne di ñi nga xamante ne tey ñoo war a nekk ci dëkk bi
parce que quoi qu'on puisse dire soo man damay dégg toujours ci leader politique yi ñaari kàddu donc mooy dégg dañuy wax Augustin wala ñu ne Abdou Mbow doomu Kees kenn mënu ko dindi Augustin doomu Kees la mais dëkkul ci commune bi te quoi qu'on puisse dire lépp lu mu mënti liggéey it loo ko lu mu mënti bi def it Fandène la koy def parce que bu gañee woon commune bi te gañewul Fandène bu subaa président wax ak moom kon li mu am Fandène la koy yóbbu li mu yor Fandène la koy def te bu doon man it loolu laay def président nag li mu war a def mooy jàppale ñi nga xam ne ñooy doomu Kees te dëkk Kees te bëgg Kees il faut que tamit précision boobu am buy wut na wut ku bëgg Kees dëkk Kees te bëggoo Kees du tax mu defar Kees il faut que mu am doomu Kees ku bëgg Kees juddoo fi xam Kees xam li waa Kees bëgg mu jàppale ko kooku jàppale askanu Kees bu ko defee ndam li mu fi bëgg day yomb ci moom wasalaam vraiment yooyu laa mën